is to say. The first thing I would say is my name is Zainab Diab Ganim. My father is a Lebanese Gambian, born and bred in Gambia. I was born in the Gambia, bred in the Gambia. My mother is a Mandingo and is a Serir, Santa Sen. So I leave that with you to deduce what you want to deduce out of it regarding Mandinka party of UDP. Fofulache M. What I want to be very clear here is to Sidi Njai. Let Sidi Njai be aware that now enough is enough. All the accusations levied against UDP and all what has transpired. Sidi Njai's history has already been chronicled for you here by my able colleagues. Ñu bàyyi mu dem. Waaye bii duñ bàyyi mu dem. We want to make it clear to Sidi Njai and our party members that we have already spoken to our lawyers and we will be coming to Sidi Njai. He will be hearing from us. If he has any evidence that we have armed militia, because people use words without knowing the meaning of those words. Armed militia is a very strong word. If he has any evidence that we have that, when he hears from our lawyers, he should bring the evidences before the court and before the whole of the Gambian people. Lolu buga nañ mu leer ci suñ supporters yi bu baaxa baax. And one thing I want to say to Sidi Njai is, if he has an iota of decency in him, he would resign from his position as the Deputy Speaker of the National Assembly for coming out with such dangerous, irresponsible, and utterly untruthful statement in public on Peter Gomez Coffee Time. This is all I want to say. Thank you very much. Naler. The floor for questions. I would just like for the journalists and everyone here present, yes, to just, I would just like the journalists and everyone here present to just observe the high table and what is going on regarding the remarks that Sidi Njai has made that UDP was founded based on tribalism. Just a simple observation would show that those statements are untrue and unfounded. Just look at the composition of the executive here present. Out of 9 executive members here present, excluding Uncle Lare, you only have 2 Mandinka sitting. I am Sarahule and Tiam Nojeya, Wolof and Jola. My mom is the Jola. Ajiyam is a Wolof. And Fula and Zainab is Nar. Uncle Matsandam is Wolof. I am Sarahule and Wolof combined. Just is Jola, Haji is Sarahule. So how can this be a Mandinka party? The options are very clear. It's very simple. If UDP was founded just based on Mandinkanism, what are we doing here? What is someone like me doing here? The positions. Exactly, and the positions. And just look at our mayors and chairman. We have Rohilo is Wolof, Talib Bensouda is Nar, Yankuba is Mandinka. So UDP is a representation of the entire Gambia. And everyone should see that. And I would urge the youth, particularly the youth, if anyone comes to you talking about tribalism alone when it comes to politics, know that they have nothing else to offer you because they have nothing in their head. That's why they're talking about tribalism. Because there's so much going wrong in this country that we need to address. What about the inflation? What about the losing of the value of our dalasi to other currencies? Particularly the CFA. These are issues people like Sidi Njai should be addressing when they come to the public front, instead of tribalism. Once they open their mouths and all they can say is tribalism, just be assured that there is nothing more in their head that they can offer you. Thank you. I just wanted to... I've been talking. Just allow me to say a few words in Wolof before handing over to my colleagues and Larry and the rest to say. Sidi Njai, moo fi taxaw Coffee Time na ñun UDP dañu am ay ndaw ñu yebal ñoo xam ne dañ leen jox ay gànnaay ay jaas yi ay paaka ay fetel dem di xoxatal nit yi seen dëkk yi di leen wax ne dañ leen fi dàq doon fi sànnee carte dañ leen dàq bu ñu winee dara du ci dëgg
Sidi Ndiaye xam nañ mooy kan Sidi Ndiaye bi nekkoon xalal ba tey ci lan la dundee ci réew mi nekk di fenal nguur gi di leen wax li leen neex di jaay ku mun a jaay pour ñoom ñu wéy fii moo fi toogoon student si mu nekk student NAPSA student union bi fii koo xam ne foog nañ ne nekkuloo ci jàmme ñu dem boole ak jàmme ñu sonal la toroxal la xoxatal la tëj ñi di dóor ñi di tëj pour ñoom ñu mun a jàll ñoom ñu wéy ci la nekkoon nag di fenal jàmme ba waxtu bu ko neexee jàmme jël ko def ko nominated member in parliament mu nekk nominated member ba 2016 bi impasse bi amee xewee ñu bëri daw bàyyi government moom mu ne ko man kay du ma daw man maay sa jaam bi njëkkaa ji gën a am doole ci réew mi maa fi gën a njublaan naa la topp jaam bi def ko jël ko def ko ministre xaw ma juróom-ñaari fan la xaw ma juróom-ñeenti fan waaye mu dul fukki fan sa la nekk ministre ci bi mu nekkoon ministre diir boobu noonu toog na fi ne bara duñ ko fi waatal suñ ko fi wax xanaa moom mu ñu rey ko njëkka moom Fabakary Tombong Jatta ñu toog indi state of emergency lépp pour lan parce que Gambien si dañu sànni carte ne lii doy na dañ sonn coono bi ñu nekkee doy na dëkk bi dafa normelu woon ñu ne dañ génne suñu ko ci guuta bi ñu dugal defaat leneen moom mu ne déet ñun kay loolu moo ñu gënal ñun fa ngi na des te Gambien si ñu sànni carte ñu ne bugguñ ko bugguñ Barrow bugguñ Darboe ñu safr la bugguñ Jammeh Barrow lañ bugga mu ñëw toog def ñetti at ñu dem tànn keneen moom mu ne du am duñ defee state of emergency bi fii ñu bëri tiit nag ne xam na léegi de moom dinañ jàppoo fii xeex na am deret na tuuru ñu bëri daw bàyyi dëkk bi borom kër yi yónnee seen jabar yi seen doom yi leen daw leen man kenn mun naa toppatoo sama bopp waaye soo fi nekkee dafa jafe ñu yónnee seen jabar yi ak seen doom yi ñu dem ci dex gi ñu dem Sénégal ñu dem Guinée Bissau fu nekk lañ dem pour ñu mun a rawale seen njaboot yi ci rawale googu nag ñu bëri am nañ ci accident ñii dee ci jigéen ñi dee nañ ci seen doom yi dee nañ ci ñi fi bàyyi woon seen kër yi toj nañ seen kër seen gannaaw yaakaar nañ lu bëri ci réew mi yëpp pour lan ndig Sidi Ndiaye ak ñu mel ni moom moo def loolu yëpp ci réew mi fii fàtte xeju fi bi mu xewee fukki at la ci gannaaw xam nga juróom-ñeenti at mu fukki at sa ñoom ñoo ko fi def bi mu xewee nag bi ñu xamee ne Jammeh dafa wàcca fi tam ñu ne rës mu daw toppa Jammeh nga dem Équatorial Guinée parce que xam na lim def xam na ne dañ ko fi téye tëj ko yóbbu ko koot mu tiit daw toppa Jammeh dem toog Équatorial Guinée waaye bi mu demee Équatorial Guinée gis ne nag Barrow de moom lambar la yàmbar la du toog kenn duñ fi téye kenn duñ yóbbu kenn koot mu delsi ci la delsi fii waaye bi mu delsee lan la njëkk a def dafa extrait mu daw dem ci Barrow moom Fabakary Tombong Jatta ñu ne ko xam nga lan la ñun mun nañ laa dimbali nga toog ci nguur gi fii am li nga bugg a am waaye nag foog nga dàqa UDP njëkk su ñi dañ jug ñaar ñii nii su ñaari kilifa yu toog nii ñu daan sandwich Barrow Aji Yam ak Aji Yam mu ndaw ñoo ko daan sandwich yóbbu ko buy campagne te dafa jiitu leen ci kanam ñoo ko xeexal waaye ñu ne ko da ngaa daaxa ñooñu pour ñu wax yow dimbali la pour nga mën fee yàgg am gën a mën a am xaalis ci réew mi or kat dépassé ko loolu mooy or ñu or rek réew mi yëpp Sidi Ndiaye ak Fabakary Tombong Jatta jàppale ko ci UDP gën a nguur gi ñoom ñu dugal mu nekk deputy speaker kii musuta liggéey ci réew mi fii gorul yettul xëyut ngontuwul suñ ñax bi lay dundee suñ xaalis bi la ñu jël di ko fay as nominated member as deputy speaker Sidi Ndiaye musuta liggéeyal ci réew mi kenn dafa nekk fii di lekk suñ xaalis li moo lekk lewut li moo lekk yelluwu ko ñoom xam na ko waaye noonu lañ mel na soo du dara ci ñoom waaye ñun gor lañ ñun luwaa la ñoo toppa luwaa la ñoo sàmm
moo tax ñu ne ko li ngaa jéem a def du fi xew liñ defoon li moo jéem a def nii loolu la ngay defoon ñaari at ci gannaaw fii ñu rey fi ñaari PIU officers gaañ bu métti benn jigéen te bokk ci ñoom kooku yàlla def na alhamdulilah deewul waaye sonn na loolu lépp tax ñu def ko parce que dañ bëggoon a tuumal UDP dañoo rey ñooñu pour ñu mën a téye suñ kilifa yi mën a téye suñ parti militant si tëj leen ba pare tas parti bi ci loolu la gaa jublu woon loolu lañ jàng ci Macky Sall Sénégal loolu la Macky def Sénégal ak Pastef ne ay terroriste lañ dañ am ay ay gànnaay yu dul jeex ci réew mi ñu ngi jëm a daaneel nguur gi ñu tas parti bi ci ñoom Ousmane Sonko ak ñëpp tëj leen ñu ne ñu tam mën nañ koo def Gambie loolu la gaa yi bëggoon waaye yàlla muy buur weer leen dañ ko def rek Sankara dam taw dam ci rajo bi mu ne waaw ñu def lii kii def lii xam nañ ko daf ko def rek daw dem ci benn juma yow ngay jullit di tuumale ki rëy ci juma lañ sosee loolu ragaluloo yàlla sax mu ne ko dafa rëy rek mu daw dem ci juma ñu jox ko xaalis bi ñu séedoo xaalis bi waaye nguur gi téye nag am ñu nguur gi jot naa mën a am ci xaalis boobu noonu ki ko def nañ ko jàpp léegi nañ ko tëj parce que waa UDP la mu ngi liggéeyal Yankuba Dabo Brikama Area Council daf daa dem ci UDP meetings te yëpp fen la dara du ci dëgg bi $1 million pour tuubal ko waa jaa ngi tëdd prison ba tey te loolu dab na jeex bi waaye lii xew yëpp lan moo ci nekk because njaaxare moo leen jàpp ci liñ nekk xam nañ ne du yoon du dëgg ñu jaaxle nag bu fii ceeñee ñoom dinañ am pour taxaw yelloo liñ wax ñu liñ doon def loolu boo leen tiitloo te xam nañ ne ñoom mënatuñoo gagné élection ci réew mi fii xam nañ ko free élection boo xam ne dafa jub boo xam ne dafa leer du mënu koo gagné ci réew mi fii because 2021 ñun ñoo gagné ñu sàcc ko ñu bugg a génn Ousseynou ne bu leen génn nañ toppal waaye dañ dem court ñu dem court gars yi sànni suñu kees bi ñun ñu ne 2026 loolu du fi amati kenn du sàccat suñu élection te duñ dem Supreme Court dañoo win ñu dem State House yóbbu Ousseynou Dabo State House loolu moo leen tiitloo moo jël seen fit parce que xam nañ bu xewee kenn ci gars yi xam nga naka Cissé fu naa Ibrahima Cissé mu ne su UDP ga ñoon 2021 ñoom ñëpp dañoo tëddi mile tout mbéy la ko Sada Ba ay wala fa nu parce que ñoom mu ne xam nañ li ñu def ñoom suñu wiiroon dañoo dem tëddi mile tout te xam nañ ko xam nañ li ñu def te ñu ne loolu du fi ñaare lati nag 2026 kenn du sàcc suñu victory te dañoo win yóbbu dem State House loolu moo jël seen fit ñun nañ leen sàkkal pexe léegi ci sàkkal pexe boobu la nekk waaye du fi am Sidi Ndiaye li moo def ñu ngi koo bàyyi xel Sidi Ndiaye da nga war a màndu da nga war a tey dal fen du la yóbbu fen dëgg mooy mujj ci réew mi te duñ la bàyyi nga taal réew mi duñ leen bàyyi ngeen def ko dama saa ne dañ tuur deret duñ fi tuur deret dama ba dañ def rëy Ousseynou Dabo suul ko du fi am liñ leen a wax mooy ñun lu waa la ñoo sàmm te réew mi rek lañ am soo déggee nañ taal réew mi da ci amul dara ñun nag fii la suñu lépp nekk fii lañ juddoo fii lañ faaxee koo fii la suñu lépp nekk duñ nangu kenn ku taal réew mi li ñu tax a jóg ñun mooy jégal réew mi ñëpp am ci seen ax ak seen yelleef ñëpp ñu fee dundee ni ñu waree suñu doom mun koo bàkkoo ndamoo ko loolu lañ bëgg ku génn ci réew mi nga damoo Gambie laa jógee nga mun koo bàkkoo loolu lañ bëgg ñun bëgguñ koo taal bëgguñoo rey kenn bëgguñoo tuur dereti kenn Ousseynou Dabo loolu la doon wax mu ne leen 2021 mu ne bu leen génn su leen génn nag nañ tuur deret man bëggumaa dugg ci dereti doomi jàmbur dem State House moo tax kenn génnu toon waaye loolu dafay amati nag sàcc moom jeex na fi jeex na tag moo jël seen fit nag so ñu ngi leen a xaar Sidi Ndiaye li ngaa def du romb ñu ngi laa bàyyi xel dinañ la xeex te xeex bi ñun koot la ak carte waaye di nga dem nga layoo ko nag indi koot ñu ngi leen a gërëm di leen sant bu baax ci seen dégluwaay bi ak seen teewaay bi fii
di leen a jërëjëf yal na leen yàlla fay. so ma jox kenn suma xarit ñu wax ko ci soose tam ba pare ñu mën a continuer.